ñu tënk ko ci wolof di wax ni dañu fi ñëwoon tey pour waxtaan ak ñi nga xam ne ni ñooy sénégalais yi ci li nga xam ne ni moom li fi gouvernement bi teg ci nga xam ne ni mooy mesure ngir li nga xam ne ni moom moo xew ci àdduna bi te ñu koy dund waxtu wu ne saa su ne muy yokkute njëg yi nga xam ne ni moom la ñu gis di ko dund ci marché international ñuy wax ni dañu koy teg ci contexte économique bi ñu nekk ci contexte boo xam ne ni c'est extrêmement défavorable gis ngeen ko dañoo génn ci li nga xam ne ni génn guñ ci sax dañoo yaakaaroon ni commencé nañu génn ci li nga xam ne ni mooy impact yu négatif yi ñu doon constaté ci mbas mi parce que mbas mi dund nañ ci lu metti disponibilité produit yi yokkute produit yi cherté fret bi yokkute dollar bi yokkute pétrole bi ñu commencé woon nag di dundaat tuuti yaakaar ni économie mondiale bi dina reprendre waaye yàlla nattuñu diggante bi guerre bi éclaté entre la Russie et l'Ukraine guerre boobu nag moo indiwaat li gën a metti lu ñu doon dund ci Covid bi parce que tey li ñuy dund pratiquement dunduñu ko woon ci Covid li tax ma wax loolu ndaxte ci Covid bi affaire yu yokkute prix yi lañ doon wax ak yokkute coût de transport mais tey non seulement ñi ngi wax yokkute prix yi flambé sur le marché international mais léegi sax pénurie la ñuy wax sur le marché international parce que produit yi moo disponible te produit bu demee ba ñàkk ci fi nga xam ne ni marché bi jaba bi ñuy dem di ko jëndee loolu itam dafay indi difficulté ñun ci ñi nga xam ne ni ñun ñooy dem foofu di ko jëndi ci suñu marché intérieur local li ñu gis te mu jéggi dayo sax di ëpp ëlëm suñu bopp dama koy jël ci cas boo xam ne ni mooy dëwlin bi ñun ñi ngi dem fi ni koy jëndee Indonésie Malaisie ñooñu noonu tey ñoom ñoo nekk ci situation pénurie xam nga xel mënul jàpp ni ki nga xam ne ni moom mooy produire li gën a ëpp ci monde bi di ko jaay fépp ci monde bi ñu ne la tey ñooñu dañ ko manqué leen parce que ñoom danoo jël lépp seen producteurs yi danoo ko jël lépp di ko jaay fàtte ni seen marché local bi dañ ko war a sécuriser donc looloo leen dal tey ba ñoom ñu jàpp ni léegi ñoom seen dëwlin dootul génn muy brut bi muy raffiné bi ñu gis loolu Malaisie ñu gis loolu Indonésie gis nañ loolu aussi Europe parce que Europe huile de tournesol moo fay dox te huile de tournesol bi fi ñu ko doon jëlee Ukraine la ak Russie Ukraine guerre bi moo tax Russie sanction économique yi moo tax aussi te keneen ki leen mënoon wallu mooy Turquie nee na moom tamit huile de tournesolam du génn ce qui fait que léegi ñëpp tey seen bët ci li muy tourné mooy dem jëndi huile végétale de palme te ñu ni tamit suñu consommation li ci ëpp ci huile végétale de palme boobu misaal boobu rek laa leen doon bëgg jox pour wax leen ne leen conjoncture internationale bi tey moom moo ñu dab ci li nga xam ne ni pratiquement envie gouvernement bi ak décision gouvernement bi mu jël pour faire baisser les prix donte mesure bu courageuse la parce que kenn xalaatul woon ni que contexte bi ñu nekk ak situation bi ñu nekk prix mën na wàññeeku gouvernement bi jël une mesure courageuse ne man damay wàññi prix wu ceeb ordinaire bi damay wàññi prix wu diwlin bi damay wàññi prix wu suukar bi teg samay moyens teg samay dispositif pour dimbali consommateur sénégalais état bi xayma ni lu toll ni 67 milliards laay jël ma bàyyi ko ci li nga xam ne dama ko doon jël ci taxe ma jox ko consommateur bi parce que finalité bi mooy lan mooy que ni consommateur bi mën a ko sentir ci poche nan lañ ko doxalee mooy que ni dañu ne ni que dañu jël li nga xam ne ni moom la sénégalais yi moom la ñu gën a jëfandikoo bokk ñi nga xam ne ni ñooy gën a néew doole ci réew mi ñooy jënd ceeb ordinaire bi ñu ne léegi comme noonu la demee dañuy jënd lépp luy droit de douane ndax sénégalais bi mën ko jënd 275 au détail te pour sénégalais bi mën ko jënd 275 au détail il faut que ñu dimbali importateur bi wan teggil ko droit de douane bi parce que moom li mu koy jëndee Inde bu ko indee fii Sénégal bu ci tegul sax dara am na sañ-sañ jaayee ko 300 francs
ñoom itam ñu def seen effort wàññi sax seen marge bénéficiaire état def effort wàññi dindi droit de douane mi pour que consommateur bi mën ci gis boppam ñu def loolu la même chose ci dëwlin bi def loolu la même chose ci suukar bi parce que suukar bi aussi dañoo renoncer à la taxe complémentaire TCI bi ba pare wàññi valeur en douane bi nga xam ne ni moom mooy permettre gars yi mën a dem am sañ-sañ dem jëri suukar bi indi ko mën ko jaay ci prix 600 francs bi nga xam ne ni moom la ñu fixé donc contexte boobu nag tey moo ñu fekk si malgré bi ñu fekk si ñun dañu ne ñaari objectif le gouvernement bi am mooy que ni produit yi déjà na fi nekk nit ñi di ko mën a gis di ko mën a jënd bu fi nekkee nag nit ñi di ko mën a gis di ko mën a jënd ñu def nag maintenant suñu kéemtalaay kattan pour que njëg bi ñu koy war a jëndee mu gën a vraiment mën a nekk lu leen méngoo ak li nga xam ne ni moom la ñu mën parce que bu ñu toppee li xew ci marché international bi rek kenn du mën a jënd prix wu ceeb diwlin suukar mais gannaaw état def na effort consommateur bi war na ci mën a gis boppam ñu ne ceeb bi war nañ ci mën a gis boppam su bu ko jëndee 275 diwlin bi war nañ ci mën a gis boppam bu ko jëndee 1100 francs suukar bi war nañ ci mën a gis boppam bu ko jëndee 600 francs lu tax loolu parce que Sénégal dañu am régime de liberté des prix boo xam ne ni marchandise yi boo jëlee li ci ëpp ñeent rek la ci état bi fixé prix am parce que loi bi moo ñu tënk ci loolu parce que ñun ñoo opté pour une libéralisation de notre économie loi bi daf ñu tënk ni mën nañu fixé prix yu ceeb ordinaire mën nañu fixé prix yu diwlin suukar en poudre ak mën nañu fixé prix yu gaz butane moo waral léegi boo demee ci marché bi ñun prix yooyu la ñuy contrôler nit mën na dem ci marché bi jënd ceeb parfumé 400 francs génn ne ah man wàññi bi ñuy wax man gisuma ko alors que dafa waroon dem laajte ceeb ordinaire foofu lay sentir ni que prix bi wàññeeku na wa ilaa mu dem jëndi suukar du mokk bi parce que boo demee jënd suukaru bekk ñu jaay la ko 800 wala 900 da nga naan ah ñii di ñuy wax wàññite man gisuma ko mais suukar bi ñu wàññi mooy suukar bu mokk bi mooy suukar en poudre moom mooy jar 600 francs le kilo. la même chose moom la ñu def ci dëwlin bi parce que dëwlin bi bu fekkee ni yow da nga bàyyi dëwlin bu ñuy natt bi wala nga bàyyi dëwlin bi huile de palme bi nga dem nga ne da ngay jënd huile de soja wala ngay jënd huile de tournesol wala ngay jënd huile d'arachide il est clair que ni doo am prix bi nga xam ne ni moom la ñu fixé ñun muy 1100 francs parce que di nga ko jëndee boobu noonu parce que li ñuy gis ci dëwlin ci huile d'arachide bi 1800 francs la litre bi boo demee ci tournesol bi tey mu ngi ci 1700 francs nga dem ci huile de soja bi moo xaw a gën a yomb mu ngi ci 1500 1600 voilà donc loolu contexte boobu la ñu nekk ni état bi jël mesure bi ñu teg suñu dispositif waaye tey fan la ñu toll doxal nañu ñaari weer ci li nga xam ne ni moom mooy suñu doon premier objectif bi mooy que ni nañu seet produit yi d'abord na fi nekk parce que ñu ngi yoon ci situation période boo xam ne ni li ñu dajale moo bari ñu ngi ci mois d'avril suñu mbokku chrétiens yi dugg nañ seen carême te ku wax carême chrétien da nga xalaat ni ñoom ci njeexantal bi dañuy defar ngalax te ngalax bi dafay laaj suukar bu bari ñu ne ñun ñu ngi commencé woor suñu koor gi li ñuy laaj ci suukar ak ceeb dafay bari ñu ne ñu ngi jëm ci Pâques ñu soxla aussi la même chose ñu ne ñu ngi jëm ci Korité tamit ñu soxla diwlin soxla ceeb ak leneen sax ba jëm sax ci ginaar ak yàpp soble pomme de terre ñu sant yàlla nag ñu ngi ci njeexantalu koor gi yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm mais tey sentiratuñu pénurie fii ci Sénégal amuñu pénurie sucre amuñu pénurie huile amuñu pénurie ceeb loolu sant yàlla parce que ñu ngi koy sentir dans beaucoup de pays au monde am na ñoo xam ne amatuñ dëwlin Europe tey boo bëggee dem ji jëndi dëwlin mënuloo amuloo droit jënd plus de 2 litres ñaari litres rek lañ la may nga jënd ak foo ko mënti jëndee mënoo jënd plus de 3 litres ci dëwlin ñun Sénégal tolluñu foofu ñu ngi sant yàlla naam dëwlin bi jafe woon nañ ko gis excusez-moi fan yële mais léegi mu ngi génnaat parce que ñun dañoo encouragé importateurs yi ñu dem jëli ko donc ci disponibilité produit yi loolu laa amoon lu ma ci wax léegi nag mu des application prix yi ci ñaari weer yi nga xam ne moom lañu def ci département région de Dakar def nañu lu ñuy wax ci
ñaar fukk ak juróom-ñaari marché 27 marché contrôlé nañ lu toll ni 12 000 commerçants ci loolu noonu jàpp nañ ci 2138 commerçants yoo xam ne ni respecté wu ñu prix ñàkk respect prix boobu moo waral ñu defal leen ay amende toll ci 27 millions ba mu ànd ak ay saisie yoo xam ne ay saisie de produit la mu concerné excusez-moi mu concerné ceeb diwlin suukar bi ak ay bouteilles de gaz parce que li ñu constaté ci yokkute gaz prix pratique de prix sur le gaz aussi bëri na à côté des pratiques de prix illicites ñu ngi constaté sur le riz sur l'huile et le sucre donc lii laa amoon lu may tënk ci wolof waaw di wax ni waaw di wax ni def nañu dispositif boo xam ne ni dafay encourager suñu approvisionnement ñu mën ko am ci bitim réew mais teg nañu beneen dispositif boo xam ne ni aussi li nga xam ne ni moom la ñuy bayee ci réew mi ñu mën ko jëfandikoo parce que am nañu une offre locale de